dàbb seen bànneex Dakar Buzz di def kenn kàttanam ngir gën leen yombalal seen accès ci suñuy programme lu bees tàkk léegi mën ngeen am seen application Dakar Buzz sur Play Store waaw keñ jëlal sa téléphone dugg Play Store daal di fay tapé Dakar Buzz nga gis flèche boobu di la indiquer installation bi nga daal di fay cliquer. léegi coono jeex na nga dal di am sa application Dakar Buzz ci sa biir téléphone di am rek bépp information boo soxla ci lu ñeel politique société people faits divers ak ay entretien yu mucc ayib yow mu des dawal gaaw télécharger ji sa application Dakar Buzz sur Play Store. actu du jour lu ci gën a fës benn dam bu wuyoo ci turu Madeleine Ngom moo dal di am ay cheikh ba noppi rek dal di ñàkk bakkanam foofee ca diwaanu Thiès te dara waralu ko lu dul rek ñàkk ambulance bu ñu ko teg ba évacuer ko. Cheikh Yérim Seck daal dinay xamle rek ay successeur u njiitu réew mi Macky Sall ba noppi rek dal di xamle ni kii di Waly Ballago Seck gorewul lu waral nag mu wax ko li ni mel di ngeen ko xam léegi bu ñuy yaatal. Ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye recevoir na en audience veuve Cheikh Béthio Thioune bi di Soxna Aïda Diallo laata rek ñuy amal feetu Noël yu mujj yi lu waral nag boobu les rencontres dinañ ci dikk ci kanam tuuti lay doon. bu loolu weesoo danañu àddu ci tàggat yaram ak ballon d'or africain bi ñu war a décerner joueur bu gën a xarañ ni ki ëllëg ci talaata gi li moo fi gën a fës bu ngeen taaxirloo ñu yaatal ko. gannaaw bañ leen nuyoo ba noppi amee internetu Dakar Buzz actualité du jour dañu koy dooleeg set setal national ñu ko doon amal rek samedi bi ñu génn njiitu réew mi nga xam ni ci quartier googee di Mermoz la dooree woon set setal gi daal dina yëkkati rek ay kaddu jëmale ko ci askan bi la mu leen xamal nag moo di dootuñu toléré rek lu doon am mu di rek yenn comportement yu rafetul yi yu ci mel ni loo jot rek sànni ci mbedd mi ak yi ni mel lu ñel nag responsable politique du pouvoir yeeg maire yi daal dina ñuy diriger rek set setal gi fépp fu ñu mënti nekk ci réew mi ku jégi nag nemmeeku wuñ woon leen rek ci boobule ba sa njiitu réew mi dippee woon cleaning day. ba tey ci bésu ba samedi boobee lay descendi waaye bile yoon ak mariage collectif ya ñu doon amal ca Yoff communauté la yéen gi nag daal dina ñuy célébrer bésu aada boobee ñuy déjee at bu yàlla sàkk xalif général bi di Serigne Abdoulaye Thiaw bu samedi bi ñu génn nag nga xam ni daa yemook rek bésub ziar bi daal di nañ ci takk 145 sëy nga xam ne sax bokk na ci doomu jiitle ministre de l'intérieur bi di Aly Ngouille Ndiaye. comme nu ma leen ko junjee woon ci ndoxteel li àddu ci drame bu am sa Thiès foofee nag benn dame buy wuyoo ci turu ba Madeleine Ngom cosaano ci village bu Babak moo ñàkk bakkanam ci ba ñu koy évacuer ca hôpital régional bu Thiès gannaaw ba mu amee ay cheikh bu góor ak bu jigéen bu ñu sukkandikoo nag ci Anna di sëram Madeleine vendredi la accouché ci ay booru 14h ba mu accouché nag ba noppi amul woon benn jafe-jafe waaye nag ba ñu ko joxee ruy mu naan ba noppi rek la tàmbalee di saigner ñu war ko évacuer ca hôpital régional bu Thiès waaye poste de santé ba amul woon rek lii di ambulance si noonu la ñu daal di jël oto mu daal di pan ñu daal di jëlaat beneen oto mu def ni ni mel moom it si noonu rek la daal di ñàkkee bakkanam bàyyi fii cheikham yooyee yal na ko yàlla yërëm. bu ñu sukkandikoo ci l'observateur ministre de l'intérieur recevoir woon na en audience kii di Soxna Aïda Diallo rencontre boobee nag ci diggante veuve Cheikh Béthio Thioune beek Aly Ngouille Ndiaye mi ngi amoon rek laata feetu Noël yu mujj yi moom nag Soxna Aïda daa foogoon rek ni préfet bi day tere cantam ya mu bëggoon a organiser ci 31 décembre bi foofee ca këram bu nekk ca Medinatul Salaam loolee moo taxoon sax mu demoon informer ji rek kii di Aly Ngouille Ndiaye ci intention wam ngir mu conformer ndigalu bo xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké wax ci présidentielle 2024 yi Ousmane Sonko ak parti wam bii di Pastef daal dinañuy jël date fixe ba noppi rek fixé comme objectif dajale 10 milliards boobule annonce nag ñu ngi ko def sa bañuy célébrer 6e anniversaire u Pastef ca terrain bu Sacré-Cœur. Cheikh Yérim Seck daal dinay xamle ñoo war a wutu Macky Sall si ba muy janook Aïssatou Diop Fall bu ñu sukkandikoo nag si journaliste politique bi Macky Sall si Abdoulaye Daouda Diallo Makhtar Cissé Mansour Faye ak Cheikh Oumar Anne la fixé choix wam laata muy xamle ni njiitu réew mi bëggoon na rek Idrissa Seck succédé ko moom leader du parti réew mi nga xam ne mi ngi en contact permanent ak Macky Sall mu xamle ko moom Cheikh Yérim Seck ba mu sa noppee nag la du si Faramareen gi
gannaaw ba mu xam leen Wally Seck ingrat te moom moomee sax Yérim def na rek ay sacrifice yu dul jeex pour moom moomee di Wally Ballago Seck donc waroon na répondre requêtam bi xool si lépp lu mu def ngir moom même bu dee sax proposé wu ko ab cachet laata muy naan rek Wally gorewul moo yàq lii di seen café avec. ba tey si boobule sujet gannaaw kaddu bu Cheikh Yérim Seck yi kii di Wally nag daal dina koy tontu lu koy firndeel bokk na si photo yu mu publié si Snapchat ànd Seck rek frère Yérim buy wuyoo si turu ba Dadi Diop nga xam ne sax analyste politique bi cité woon na ko si yooyu image nag comme nu ngeen koy gisee noonu Wally Ballago Seck ak Dadi ñu ngi rek si reetaan bu métti lool ak complicité bu rëy donte sax xamuñu rek si yan kaddu la ñu doon échanger. tàggat yaram laa koy tëjee ak CAF Awards bi Mahrez ak Salah nag duñu teewee rek soo moytuwulee cérémonie trophée Ballon d'Or googee ñu war a amal rek ni ki ëllëg si talaata gi foofee ca Caire si noonee nag soo moytuwulee Sadio Mané dina wét rek buy recevoir boobule trophée Mahrez sax daal dinay rek justifié wu gannaaw ba mu xamle ni rek ni dafa am match si même jour boobee lu ñeel nag kii di égyptien bi di Mohamed Salah kenn xamagul rek lan mooy sabab boobule absence am ba tey si Ballon d'Or bi waaye bi la yoon ak El Hadj Diouf mi nga xam ne amul benn doute si Sadio Mané comme joueur bu gën a xarañ si atub 2019 bi moom moomee sax di El Hadj Diouf nga xam ni dina teewee boobule cérémonie xamle na ni kii di Sadio Mané leer na ko rek à 1000% ni mooy nekk joueur bu gën a xarañ fii si Afrique laataa mi wane rek mbégte bi mu am si international sénégalais boobee di Sadio Mané. ba tey si trophée Ballon d'Or africain bi Youssou Ndour nag daal dina koy sax ne Sadio Mané moom it ba noppi moom moomee sax daal dinay créer woy rek international sénégalais bi laata remise u trophée bi ñu prévoir rek ni ki ëllëg talaata 7 janvier si atub 2020 bi. dàbb seen bànneex Dakar Buzz di def kenn kàttanam ngir gën leen yombalal seen accès ci suñuy programme lu bees tàkk léegi mën ngeen am seen application Dakar Buzz sur Play Store waaw keñ jëlal sa téléphone dugg Play Store daal di fay tapé Dakar Buzz nga gis flèche boobu di la indiquer installation bi nga daal di fay cliquer léegi coono jeex na nga daal di am sa application Dakar Buzz ci sa biir téléphone di am rek bépp information boo soxla ci lu ñeel politique société people faits divers ak ay entretien yu mucc ayib yow mu des dawal gaaw télécharger ji sa application Dakar Buzz sur Play Store.